asalaamaaleykum mbokki internet yi egsi leen ak jàmm ci suñu émission tribune politique tey nag ñu am mbégte di recevoir ci suñu plateau fii ci Sénégal 7 gan bu mag di Ibrahima Hamidou Dème magistrat Ibrahima Hamidou Dème nekkoon substitut du procureur général ci cour d'appel bu Ndakaaru wante it nekkoon na fi membre conseil supérieur de la magistrature laata muy démissionné le 1er février 2017 mu doon tey sunu gan ci sunu émission tribune politique ñu fas yéene waxtaan ak moom ci wàllu politique rawatina présidentielle bi ñu dëgmal ak li nga xamante ne mooy dossier judiciaire yi fi nekk mooy dossier Khalifa Sall bi ak ki nga xamante ne moom mooy Karim Wade Ibrahima Dème ñu ngi lay nuyu. maa ngi lay nuyu Birama Thior maa ngi lay nuyu di nuyu internautes yi ñuy seetaan yëpp. laaj bi ñu lay njëkk a laaj mooy gannaaw bi nga rendre le tablier démissionné ci conseil supérieur de la magistrature. taxawal benn mouvement politique bu tudd ensemble est-ce que mën nañ xam tey fan la mouvement boobu toll. waaw maa ngi lay sant ci sa laaj boobu ñun bi ñu démissionné on a mis en place lancé nañu suñu mouvement politique bu ñu tuddee ensemble le 6 mai bi passé donc léegi mu def ñetti weer depuis boobu ñu ngi sant yàlla ñu ngi ci terrain politique bi commencé ko woon nag Thiès bi nga xamante ni moom mooy suñu base. léegi mouvement bee ngi law di dugg ci dëkk bi yëpp ci Sénégal yëpp liñ ci gis daal bon rafet nañ ci njort bu baax a baax a baax gis nañu que sénégalais yi ñu ngi approprié wu le mouvement ensemble li ñu tax a dugg ci politique tamit moom moo doon ñu def ay politique de rupture faire la politique autrement gis nañ daal sénégalais yi ñu ngi ñu ciy wuyu. donc ñu ngi ciy sant yàlla bu baax a baax. mais dafa mel ni it li nu mel moo tax ñu bëri jàpp ne peut-être démission bi xaw na manqué sincérité parce que ñu bëri dañu jàppoon ne xëy na politique moo taxoon ngay waxee ni ngay waxee mais justement nekkul pour déplorer li nga xam ne moom nga gis te jaaduwut. waaw xam nga ñun moom bi ñu nekkee ci biir magistrature dañ ko yàgg wax yaakaar naa ni magistrat dayo bu mu am loolu dama koy wax di ko waxaat. amul lu war a ci yoon amul lu war a fees bëtam moom mooy taxawaay bi nga xamante ni war na ko taxaw ci démocratie ak rôle am ak dayo bi ñu ko jox ak avantage yi mu am ak yëpp nit nag su amee loolu yëpp dugg ci benn terrain boo xamante ni lu ne lu muy wut dépendrul ci moom ci ñi muy waxal la waaw te loo xamante ni yombul. da ngay xëccoo loo xamante ni mën nga ko am comme mën nga ko bañ a am su fekkee ni dañoo wax ni loolu manqué na de sincérité c'est peut-être nit ñi dañuy xamul lan mooy magistrature ñun bi ñu nekk magistrature dañ koy wax di ko waxaat poste président de la république ay poste ministre feesul woon suñuy bët parce que yaakaar nañu ni ñooñu taxawaay bi ñu am ci démocratie magistrat taxawaay boobu la am ci démocratie. sul seen bët mais cela veut dire que financièrement li ngeen bëggoon am ngeen ko wala exact. non magistrat ñëpp a gis li muy ñëpp xam ni financièrement amul woon problème ci agent de l'État yi ñu gën a baax payoor ci la bokk mais mbir mi su fekkee ni chaque fois dañ koy xool rek ci avantage yi li nit di am wala taxawaayam wala pouvoir bi mu am du ñu xam dëggantaan nit ki ban njëriñ la war a am amal askanam. ñun bi ñu nekk ci magistrature la ñu choisiroon moom la ñu bëggoon nag continuer suñu carrière ba mu jeex foofu ñun foofu la ñu choisiroon bëgguñu woon def leneen waaye ne dëkk day am fu mu toll ci ay jafe-jafe am fu mu toll politique bi ñëw pratiquement jël ñu en otage ñun population bi yëpp muy justice muy feneen ak feneen ñun suñu xeexee ci biir xeex ba ñu yegg foo xamante ni xam nañ suñu limite mënatuñu dépasser fii dañu ne pour ñu continuer xeex boobu su fekkee dañ ko bëgg a continuer terrain politique rek lañ ko mën a defee ñun looloo tax ñu dugg ci politique. gis nañ ne it ŋàññiwoo ñi nga xamante ne ñoom ñooy politique yi maanaam ñi faree ci nguur gi mais même corporation bi aussi magistrature bi parce que boo demee bay wax ne c'est une magistrature qui a démissionné loolu noonu lañ ko mën a expliquer exactement une magistrature qui a démissionné. waaw loolu xam nga loo gis système la. su ma waxee magistrature ba démissionné waxuluma magistrat yëpp parce que man ci biir laa nekkoon jàpp naa ni démissionné wu ma sama bataaxal bi ma bind leeral naa ci mbir mi li ma njëkk a wax moom mooy
hiérarchie bi moom mooy ñi nga xamante ni ñooy sunu chef parce que magistrature corps boo xamante ni la dafa hiérarchisé dafa am ñoo xamante ni ñooy jiite. ñan la exactement. mooy jiite ëtt attekaay yu gën a mag yi ñooy la haute hiérarchie judiciaire dama ci bind lu leer ne ñu ci gën a bëri ci ñoom dañoo jël culture soumission moom mooy nangu ñu dugal ko ci biir magistrature alors que magistrature mbaaxam mooy nit ñi di am indépendance. waaw indépendance boobu ñu xamee woon ay Kéba Mbaye ay Assane Bassirou Diouf ak ñeneen ak ñeneen ñii nag dañ koo bàyyi ba lu nguur wax rek lu nguur bëgg rek ñoom ñu nangu ko te di bëgg yeneen magistrats yi nekk seen suuf di ko nangu. man responsabilité bi ma neewee d'abord président de la République la parce que moom moo yore politique de la nation ñaareel bi sunu chef yooyu la ñoo taxawul taxawaayu bi ñu waroon taxaw pour dëgëral magistrature. ñun ñooñu la ñu wax ni responsable léegi nag ñooñu ñoo ŋànk système bi ñoom ñoo ko ŋànk ñooñu su fekkee ni amuñu indépendance bi ñu war a am système bi dafay naax saay. mais nangu-nangu bu ëpp est-ce que aussi loolu mënuñu ko tuddee corruption comme li nga xam ne honorable député Cheikh Bamba Dièye wax na ko ba waa DIC wóolu ko ndax loolu da nga koy tuddee corruption. non xam nga loolu moom ñaari mbir yoo xamante ni bokkul la parce que nangu bu ëpp moom mooy yow am nga poste bi moo la gënal yow li nga waroon defal askan wi poste boobu nag mën na am ay avantages peut-être ay avantages yi ci nekk moom nga gis waaw waaye daal man li ma mën a wax te wax naa ko leer na moom mooy magistrature ku nekk magistrat sa mbaax moom mooy ñu dëgëral la ba nga am sa indépendance sooy àtte ñu féete ci nguur ak kii boroom alal ak borom daraja ak lu ne nga teg leen ci yoon nga àtte yoon loolu nag tant que amul rek indépendance bu ñu bugg ci justice bi duñ ko am. te mën nañ jàpp ne it ba lii ñuy waxtaan loolu amagul indépendance boobu. mais loolu man du li ma wax loo xamante ni Sénégal bu bàyyi xel bu baax ci ni justice di doxee dana ko gis ni justice bi taxawaay bu mu waroon taxaw dëggantaan pour ñu dëgëral ko ñun loolu. dañ cee woo wallu xam nga yow da nga wax ni dañoo démissionné conseil supérieur ñun conseil supérieur de la magistrature dañu njëkk a démissionné bu mu defee ñu toog nag di xool di xaar mu def ak lu teg gisuñu situation bi changé ñu xam ni que su fekkee ñun li ñu doon xeex ci biir dëgg la ci ñun te mënatuñ ci dara ci biir suñu ko bëggee continuer ci terrain politique loolu rekk nag ñun moo ñu dugal ci politique du leneen. dem nga it ba wax ne une justice qui n'est plus la gardienne des libertés individuelles genre cadre yooyu est-ce que mën nañ ko méngaleeg dossier Khalifa Sall par exemple parce que gis nañ ñu bëri ñuy def ay sorties ay politique ñuy naan vraiment on a bafoué vraiment ses libertés droits yi et tout ça c'était pas un procès équitable en tant que substitut procureur général nga nekkoon fa cour d'appel loolu ban gis nga ci am exactement. waaw man gis-gis bi ma am ci procès Khalifa Sall bi. moom mooy gis-gis boo xamante ni sénégalais bu ne buy bàyyi xel ci justice waxuma la sénégalais bu nekk juriste parce que yenn yi jarul nit di xam droit wala nekk nit yoon pour nga xam ko da ngay seetlu rek ay mandarga yu ndaw da ngay gis ni nit ki balaa ñoo ko yóbbu ci yoon d'ailleurs nit ñi dañ koy commencer di ko attaquer ñu dem. suñ ko yóbbee yoon nga gis ñi nekk ci nguur bi ni ñuy waxee chaque fois ku ne di bëgg buggal su gis nañ arrêt CEDEAO bi ñëw sax waa nguur bi premier ministre wax ci ministre de la justice wax ci ñeneen ñi nga xamante ni ay ministre la ñu xameewul benn ay ministre de l'hydraulique ak yooyu ku ne jëm cee wax am na sax ku ci dem ba wax ni sax ni juge CEDEAO yooyu sax dañ leen a ger moo tax ñu rendre décision bi ñu naan donc ñëpp xam ni ku ci bàyyi xel rek dana xamante ni lii am na li ci lalu ñun nag biir dossier bi xamuñu ko jànguñu ko xamuñu li ci nekk waaye na ñun lu ñu xam ci procédure ci respect droit ci li ñu gis ci dossier bi ci li ñu jàng ci arrêt CEDEAO bi xam nañ ni politique rek moo ci lalu loolu moo tax jafe-jafe parce que man li ma njëkk a wax mooy nit mën nañ ko àttee te sàmm ay ak yelleefam depuis début bi Khalifa Sall maire Dakar la
dañ ko ne dafa luubal alal askan dañoo ne ci ñun suñuy charte réew ku luubal alal askan su cautionné su ñëwee joxe garantie lu méngoog li nga xamante ni moom la ñu ne moom la jël dañ lay bàyyi négocier si bàyyee négocier léegi nag loolu def na ko loolu amu ko ñun ci boobu la suñu xel tey parce que jaru ko jarul ngay téye nit koo xamante ni moom mooy doxal dëkk bu toll ni Dakar te amul benn gàllankoor ci liñ koy àtte suñu demoon ba ci biir suñu gisee ni li mu def lii liñ ko toppee moo ko def parce que loolu tamit dañ koy wax ñun xamuñu lu nekk au fond du dossier bi mais dañ koy daan loolu amul benn kii mais nag bàyyi négu si bi war nañ ko mën a bàyyi fii ñu koy àtte loolu defuñu ko ak yeneen gis nga bi CEDEAO neewee nañ ko bàyyi gis nga wax yi ci am yépp pression yi ñuy def ci magistrat yi parce que loolu man laay ne loolu du dëgg du yoon ay premier ministre ak yooyu nañu bàyyi yoon parce que ñoom ñu ngi leen di jiiñ ni d'abord que ñoom dañuy bëgg dañoo am li ñuy influencer justice mais suñu nit ñi suñu leen di wax loolu ñoom ñu teg ci arrêt boobu ñëw rek ku ne wax ñoom ñëpp a jël position di wax pour nañ ko bañ a bàyyi donc loolu dafay leer ci bët sénégalais. mais ndax juge bi toog di àtte est-ce que premier ministre wala ki nga xam ne moom mooy garde des Sceaux war na ko mën a influencer téléguidé ko ci dossier bu ni mel. ci yoon déedéet waaye ne xam nga li ñuy wax ñun sànq bi ñuy wax système mooy mbir mi magistrature presque ay juróomi téeméer lañu ñeenti téeméer yi presque ñu ngi ci ëttu àttekaay yi mais suñu jëlee poste bu am solo poste àttekaay yu mag yi ñu teg fa seeni nit parce que corps boo dem dana am nit ñuy nangu malheureusement ñu teg fa seen nit mais ñoom li ñu bëgg rek la ñu am te loolu moo warul am léegi nag dëgëralaay bi ñu war a dëgëral magistrature moom mooy ñiy occuper poste de responsabilité yi dafa war a fekk ni ci ay charte yu leer la ba nguur bi du ci mën a dugal loxoom ñun looloo taxoon 2015 dañoo bindoon benn bataaxal ne conseil supérieur bi fi nga xamante ni foofu la ñuy affecté magistrature yi nan la ñuy def ba ñu dëgëral ko ba magistrat yi suñ leen di affecté wala suñ leen di teg ci poste nga xamante ni ñu ci gën a jub ñu ci gën a am xam-xam ñu ci gën a xarañ ci liggéey bi ñooñu lañ fay teg ñu waxoon ci ay charte yu leer mais ñoom loolu intéressé wu leen. lu leen intéressé moom mooy ñu am ay nit yi nga xamante ni danañ leen defal seen liggéey te sénégalais yi suñuy bàyyi xel suñuy gis ñenn ñi ni ñuy waxee dinañ xam ni ñooñu taxawuñu taxawaayu magistrat. laataa ñuy tourner page yu Khalifa ñu ngi xaar verdict bi le 30 août bii di ñëw ban gis-gis nga am ci verdict boobu est-ce que yaakaar nga ni war nañ ko mën a relaxer. waaw xam nga li ñu àttewul moom man duma ci mën a wax li ñuy regretter rek moom mooy procédure bi nu mu demee ak àttekat yi dañoo yaakaar ni am nañu recevoir nañu pression ba cédé nañ ci pression boobu waaw loolu rek moom mooy idée bi ñu am ci mbir mi loo xamante ni tamit dañ koy regretter looloo tax ni bon yaakaar ni parce que fond bi man xawma li ci nekk fond bi ñoom ñoo ko xam ñoom ñoo koy àtte mais li nga xamante ni moom mooy procédure bi li ñëpp xam nga xamante ni yow mii sax sa bopp ak keneen war nañ ci am luñ ci xalaat loolu moom dalul woon xel ni ñu ko àttee ba fii. alors sa collègue Yaya Dia def na beneen sortie ci wàllu procès dossier Karim Wade bi validé ko am ci ay difficultés à sa place boo fa nekkoon tey jii nii ban gis-gis nga ci am est-ce que da nga koy valider ni moom ou pas. mooy procès Karim Wade. validé na ko ne condamnation bi ko waa CREI yi daan warut a mën a tax moom de présenté wu ci présidentielle bi am ci ay difficultés. waaw loolu moom position technique am la man. mais sa position. man mënuma apprécier moom position boobu mu def li ñu mën a wax rek moom mooy ñun gis nañu ni démocratie la ñu nekk Sénégal ñun ñëpp démocratie ci lañ màggee moom lañ xam moo tax xel ñin ni commencé jaaxle. parce que am nañu woon acquis yu bëri
yu bëri yow da ngay gis fi ma toog nii est-ce que nit ñi mën nañu xalaat man ma ñëw toog RTS di wax li may wax pourtant ñun suñu xaalis ñun ñii ñëpp RTS la ñuy dem xaalis contribuable donc RTS ñëpp a ko moom benn parti jël ko même jamono Laay Wàdd. ban parti moo ko jël justement. mais le parti au pouvoir APR loolu kay kenn mënu ko naatable est-ce que yow RTS da nga fa gis opposant bu fa taxaw di wax recul boobu dafa doy waar ñu ñëw accaparé wu lépp li nga xamante ni ñëpp a ko bokk ñu ñëw jël ko léegi nag suñu demee ci élection képp ku ñu yaakaar ni war na mën a nekk adversaire ñu jéem ko écarter. mais loolu lu ciy pexe justement. Karim Wade noonu la parce que procès bi man nee naa la au fond xam nga man damay koo xamante ni te loolu bëriwuma position boobu juriste yu bëri amuñu ko dafa ma jaaxal man enrichissement illicite dama ci ànd. man techniquement enrichissement illicite dama ci ànd te bind naa ko. ñu toppee nit man musuma d'accord ñuy naan nit waruñu ko toppee pour enrichissement illicite parce que képp ku nekk ci nguur walla nga am responsabilité nga yore alal boo xamante ni nit ñi yaakaar nañ ne alal bi ci nguur nga ko jógee war nga ko justifier man su ma ñëwoon nii nekkoon naa magistrat walla ma ñëw nekkoon ministre nit ñi gis ni ma yore naa ay milliards mais war nañ ma laaj yow milliards yii est-ce que méngoog nag li nga am loolu yoon la loolu dama jàpp ni loolu amul lu ko gën a logique léegi nag su instrumentaliser suñu jëlee ni ñu instrumentaliser CREI yi mooy jël ko pour xeex ay nit warul tere nit ñi xam ni que CREI yi mën na baax mais ni ñu ko defee la justice pourtant waaw justice pourtant baax na mais suñ ko instrumentaliser rek du baax justice mënul ñàkk fenn mais liñ ko instrumentaliser moo tax ñu ne justice doxatul donc ñun d'accord nañu ci CREI yi d'accord nañu ci ku am alal nit ñi yaakaar ni alal bi ci ni nga nekkee woon ci nguur bi nga ko amee war nga ñëw taxaw wax parce que alal réew mi tamit loolu ñun dañoo yàgg lu delloo suñu dëkk yi gannaaw moom mooy ñi nga xamante ni ñoom ñooy ñëw nekk ay responsable jiite ñoom ñooy ñëw jël aakimoo ay milliards yi nga xamante ni ci askan bi la waroon dem ñooñu waroon nañ leen mais bu ñu ci am xàjj ak seen ñëpp la ñu war a teg ci yoon def ko donc loolu su amul rek moom mooy tax nit ñi di critiquer parfois loo xamante ni sax baax na. alors ñu ngi ci 7 ans Macky yow bilan lan nga ci gis exactement parce que mu ngi def mu ngi vanté wu ci bilan bi mu fi def un bilan positif ñi ànd ak moom également naka noonu mais vous en tant qu'observateur comme ñun ñi ban regard nga ci am. man de suñu vanté woo bilan bi man dana ma jaaxal loo xamante ni askan wi seen bopp yaakaar naa ni am na yenn besoin yi may wax nguur boo xamante ni mënul régler ndox problème ndox mooy lu ëpp solo. régler aussi question boobu. non waxuñu ni ñun dañoo musul wax ni ñun suñu fi nekkee dinañ régler problème yépp parce que xam nañ ni ñun suñu alal bëriwul bëgg-bëgg yi bëri na waaye ne looloo war a tax kuy jiite am priorité nga ne man de sama priorité par exemple ndox moom mënul ñàkk te ndox ni ko waa Dakar waree am noonu la ko ñeneen waa Tataguine nag ñi nekk Tamba Kolda noonu lañ ko war a amee te surtout xam nga ndox su manqué Dakar rek li nit ñi la ñu yaakaar ni problème ndox am na ci réew mi mais dañoo war a parfois dugg ci biir dëkk bi dugg ci biir àll bi am na ñoo xamante ni mën nañu jàppee seen bopp ni bokkuñu Sénégal parce que amul dara lu état def même teen état sax mënoon na ñëw ci benn dëkk bu ndaw sax dafa teen ñu xamante ni lii état moo ko def mais état existé wul foofu donc loolu rek damay dellu ci problème boobu donc dama ne nguur boo xamante ni ndox mënu ko régler ñu ñuy wax ay yeneen ay train express régional man mbir mi man damay ne nit ñi doo xam lu leen jot jël junni milliards dugal ko ci loo xamante ni su ñàkkoon du teree nit ñi dund est-ce que TER bi su ñàkkoon
dana tere nit ñi dem di dikk. mais terre bi ñuy mettre en place projet boobu problème mu ndox mi posé gul de. non problème ndox dafa mës a am fii ça veut dire li ma bëgg a wax mooy problème ndox c'est pas parce que temps yi Dakar manqué na ndox xam nga Dakar su manqué ndox rek la nit ñi la ñu dégg mais problème ndox am na fépp ci Sénégal forage yi doyuñu ñi nga xamante ni am na ñi nga xamante ni sax nee naa teen sax soxla nañ ko amuñu ko dañuy def ay kilomètres pour wut ndox loolu dëgg du yoon te ñu bokk te su dul loolu problème faju bi problème jàng bi problème lekk bi parce que suñuy wax ni bilan te am na ñaari weer fii programme alimentaire mondial nee na 700 000 sénégalais juróom-ñaari téeméeri junni sénégalais ñoom nar nañu xiif dañoo nekk menace famille ñu nekk ci dëkk boobu ñu naan ni wax di ñu naan ni am nañu 1000 milliards yu ñuy dugal ci ay train boo xamante ni courant bi koy alimenter rek mën nañu indil problème donc loolu dafay doy waar te lu gën a décevoir nit ñi ci bilan bi moom mooy li nga xamante ni dañ koy digge te duñ ko def xam nga dañoo war a loolu bëri na suñu xoolee par exemple président waxoon na fi dafay wàññi mandaam taxaw fi wax ko ci kanam Sénégal yëpp ñu dellu ci gannaaw waxeet bi dafa bëri te war nañu taxaw gis nga njiit lu ëpp solo du alal bi du projet yeeg yooyu mais valeur yi njiit di nekk exemple ci maandu ci dëggu ci gore loolu ñu koy cultiver ci kaw ba ci suuf sunu doom yi di gis loolu parce que su fekkee dañoo banaliser président mën a wax li tey suba mu wax leneen nit ñi gis ko ne garaawul mais fan la dëkk bi jëm est-ce que ñun dinañu mën a wax sunu doom yi nañu wax dëgg fekk sunu njiit yi duñu sàmm dëgg loolu yaakaar naa ni moom mooy li nga xamante ni moom moo gën a décevoir nit ñi. mais loolu lu ciy pexe justement. waaw mais lu ciy pexe ñun looloo ñu dugal ci politique. parce que ñun non am nañ ci pexe looloo tax ñu dugg ci politique. parce que xam nga ñun dañoo rendre compte ni offre politique bi pratiquement depuis ñu nekkee indépendance ñu nekk ci parti yi rek la peut-être que ñoom loolu lañu xam parce que loolu lañ leen jàngal parce que politique fii Sénégal dañoo jàppee ni rek naxee la. nan ngay def ba nax nit ñi ba yéeg ci nguur di leen continuer di leen nax di jëfandikoo alal dëkk bi alal askan wi pour gën cee yàgg ñooñu nag su fekkee yaakaar nañu ni jub nañu nit ñu jub ñi ñoo war a def politique ñun loolu moo ñu ci dugal. kon ñu fi nekk jubuñu. wane wu ñu njub koo xamante ni du sàmmook kàddoom koo xamante ni alal. askan wi alal bi moom ñu jël aaki moo ko yërëmuñu askan wi mais ñooñu ban maandute la ñu am waaw njiit nag dafay maandu. alors déggoon nañ fi sa voyage biti réew est-ce que cela veut dire que foofu am nga fa ay tuyaux yoo xam ne war nañ la mën a jàppale ci projet yi ngay wax. waaw ñun bi ñuy dem di voyager di dem extérieur dañoo invité woon benn forum international ñu profité ci dem gis askan sénégalais la ñu dem gisi ji. waaw su fekkee nag ci loo xamante ni ay projet pour Sénégal fii la ñun am nañu ñun alal bi nga xamante ni moo fi nekk ñun pour ñun mën na su fekkee jaaral nañ ko ci yoon su fekkee ñi koy yore jub nañu Sénégal loo xamante ni amuñu ko moom mooy ay njiit yu jub waaye ne du ay borom xam-xam. du ay nit ñu xarañ du ay sénégalais yu bëgg seen dëkk suñu amee nag njiit yu baax ñu teg lépp ci yoon jël sénégalais yi gën a xarañ ñu teg leen fi ñu leen war a teg incha allah yaakaar nañu ni du am problème alal bi fi nekk rek ñun mën nañ ci développé wu. alors présidentielle bi ñu dëgmal ban taxawaay la ensemble fas yéene am.
sa mouvement politique. waaw ñun déjà ensemble ñun décidé nañu ko dañuy dem ñoom dañuy porter sama candidature ensemble ak yeneen mouvement. en clair da ngay déclarer candidature ou bien. ñun dañu nekk candidat pour élection 2019 yi di ñëw waaw. ban liggéey est-ce que yéen a ngi sóoraale également 0,8 à 1% signature parrainage bi est-ce que loolu du leen poser problème. waaw loolu moom liggéey la ñun bi ñuy dugg ci politique bi xam nañ contraintes yi ci nekk yëpp xam nañ ni tamit parrainage bi nguur bi daf ko teg parce que dafa bëgg limiter candidature yi. mais sa kaayit mën na bañ a yomb parce que tiraillement bi nga jógee ak moom. kan ak ki nga xamante ne moom moo fi nekk actuellement. non loolu ñun dañoo yaakaar ni ba léegi ci démocratie lañ nekk te yëpp yi nga xamante ni loolu la ñu démocratie Sénégal may ñun danañ ko jël li nga xamante ni loolu la ñu laaj ñëpp danañu def suñu kéemtalaay kattan ba motal ko parce que yaakaar nañu ni askan wi nekk Thiès surtout muy suñu base. ak fépp feneen ci dëkk bi ci Sénégal danañu jox signature yu doy yu war a mën a tax ñu passer étape parrainage boobu. da ngeen di bootu ci beneen parti wala da ngeen di dem individuellement indépendance. waaw ñun dañuy bi ñu décidé dem ñun déjà am na ay coalition yu bëri surtout yu nekk Thiès. comme ban. mouvement yu bëri yu nekk Thiès. am na tamit ñaari parti yoo xamante ni bugguma wax tuuti parce que ñu ngi ci négociation ñu ngi ci ay waxtaan. foofu ci biir Thiès wala. non parti biir Sénégal la nekk sori nañu ci waxtaan yi pour ñoom ñu mën a soutenir aussi suñu candidature suñu demee ba. ñoom ñooy ñëw bootu ci yéen wala yéenay dem bootu si ñoom. sama candidature Ibrahima Dème mouvement ensemble ñoom la ñuy jàppale. waaw ñooñu tamit sori nañu ci waxtaan yi su sottee rek danañu ñëw ñun wax ñëpp ñu ñuy àndal pour élection 2019. bu ngeen demoon ba foofu ñu bloqué leen au niveau du conseil constitutionnel ci wàllu signature boobu est-ce que loolu du leen poser problème. ñun yaakaar nañu ni li may wax léegi démocratie la ñu nekk ñun ay juriste la ñu woon donc xam nañu li ñu laaj li danañ ko motal te yaakaar nañu ni ñun ñi ñu am ay partisans ñi ànd ak ñun ñi gis suñu programme ak suñu projet politique bëgg ñu ci soutenir doy nañu sëkk pour ñu mën a am signature yu ñu war a am liggéey boobu ñu ngi ci yaakaar nañu ni exigence bi danañ ko motale te suñ ko motalee gisuñu nan lay conseil constitutionnel li lay mën a def pour di mën a invalider suñu candidature. mais sànq yaa ko wax ay njiit yu jubul te njiit bu jubulee mën na def lu ne. waaw mais ñun fu ñuy dem moom mooy xam nga man damay naan ni fu mu toll ni malgré critique yi ñu critiqué yoon suñu tooñoon fu mu toll nii ñu war a dem ci yoon rek la ñuy dem mënuñu régler problème yi neneen waaw yoon ba léegi dañuy espérer que nit ñi danañu war a mën a changer. il n'est pas trop tard pour bien faire. alors justement ñu ngi ci laaj bu mujj bi ba nga génnee ci conseil supérieur de la magistrature def ay sorties médiatiques yu xaw a takku am ay contre attaques yu si jib est-ce que toogoo ba am ay intimidation yoo xam ne mu ngi jóge ci wàllu exécutif bi. waaw wax dëgg yàlla moom gisuma benn intimidation duma ko sóoraale sax parce que nit ki moom su fekkee da ngay engagé wu doo bàyyi xel ci yenn détails dañoo jàpp rek ni Sénégal moom dëkk boo xamante ni la malgré tout démocratie la am na yenn yoo xamante ni xeju fi musuñu ko fi dégg xam nañ ni nit ñi lu ñuy gàtt xel dëkk bi am na yoo xamante ni duñ ci war a yegg waaw parce que Sénégal nag Sénégal la Sénégal luy suñu particularité mooy dëkk jàmm la dëkk concorde la ñi demale diggante bi wujjee politique nu mu mën a demee dafa warul yegg ci ay violence ak yooyu ñun yaakaar nañu nit ñi fépp ñu ngi def nag yoo xamante ni mën na déborder loolu moo tax ñun chaque fois dañuy woo nit ñi ñu delloo ci mais yeggooguñu foofu daal. tout à fait ñu ngi ci fin émission bi temps bi ñu amoon pour def émission bi jeex na looy tàggatoo. waaw maa ngi leen di sant di leen gërëm bu baax a baax di sant di gërëm vraiment seen internautes yi di kontaan trop ci échange ak yéen ci waa Sénégal
7 di yaakaar ni dinañ am yeneen occasion suñ demee ba ci campagne bi ñu waxtaanee programme beeg yëpp. tout à fait mbokki internet yi fii la ñuy yem ak yéen tey mu nekkoon seen émission tribune politique fii ci Sénégal 7 ñu amoon mbégte di recevoir ki nga xamante ne moom mooy magistrat Ibrahima Hamidou Dème di njiital mouvement politique ensemble ñu leen di jox dig daje ëllëg ci beneen numéro tribune politique fii ci Sénégal 7.